waaw yow ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane incha allah Mama Lamine le 22 mai. yow Garga 2 bis boo ma caxabalee boobu ngay ñàkk say tànk dootoo bëree ci. en direct seen affiche point com di wax fan si yëpp nan dem si affiche point com jënd ko ti seetaan ko foofu. le 22 seen affiche point com lay daw na ko gaa yëpp xaar wasalaam. mbokk yi suivre Lutte TV point com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ci korité bi di leen baalu àq di leen baal àq ñoo ngi fii kër Keba Kanté dañuy defee spécial korité ñëw këram seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci korité gi moom tamit ñu baalu ko àq di ko baal àq di ñaan yàlla nag weeru koor bi nga xamante ne moom lañ génne lépp luñ ci jàmm yàlla nañ ko yàlla nangul jégal ñu suñu bàkkaar ñu yàgg koo feete nag ay at yu bëree bëri Keba maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare comme d'habitude. Lamine maa ngi lay nuyu. di la ndokkeel si bés bi di la baalu àq di la baal àq di baalu sénégalais yi àq di leen baal di baalu acteur de la lutte yi àq di leen baal di jaale waa Parcelles di jaale waa Sénégal di jaale waa làmb Moussa Dioum mi nga xamante ni yàgg nañu bégal nekkoon ku baax si li ma ko xamal ku gëm yàlla ku mën a kaf ku mën a foo ku mën a ree di ñaan suufu Tuuba sedd ci kawam di ko jaale famille am njabootam di ko jaale waa Bawol aussi di ko jaale Tafatine di ko jaale Mbay Guy gi di ko jaale Modou Lo ak Zos ak képp ka nga xamante ni seqoon nga ak moom jàmm di la nuyu di nuyu sama xarit bi nga àndal tey di ko jaale moom itam. naka julli gi dafa mel ni nelaw rek nga fi nekk tey de. waaw c'est tout à fait normal nag parce que suñu jullee Fatick ñëw Dakar il fallait que ñu noppaliku tuuti donc di nuyu waa Fatick yëpp di nuyu waa Louga aussi di nuyu waa Yoff bi nga xamante ni fii nga ma fekk fii laay yeewoo. ndax dëkkandoo bu yàgg mbokk la julli bi nag julli nañ ko comme ni ko lislaam santaane di ñaan yàlla nangu suñ koor ñaan yàlla woor ko ay déwén yu bare te weeru koor gi lépp lu si waay ñaan te jéggalu ko si yàlla na ko yàlla nangu en même temps yàlla na saxal jàmm ci réew mi parce que jàmm rek nañ fi am te jàmm rek mooy doxal réew. ñeen ñoo lay sum yow. samay kal xanaa fayee ni dama gis nga ragal koor ndax koor kenn du la mën a jot tant que ndogoo. non du ragal koor sax xam nga yàlla dafa dogal weeru koor man si laay jël samay congé si laay noppaliku si laay mën a am temps bu bari di dox li may war a dox bëccëg bi si laay mën a yendoo ak waa kër gi donc te damay éviter yu bari si koor mooy waral may fay sama téléphone mais ku ñëw fii nga may fekk. ok loolu am na solo léegi fii ma bëgg waxtaan ak yow waajoon waxtaan ak yow mooy drapeau chef de l'état muy ñëw 6 7 8 mais incha allahu rabbi fële ca Diourbel amoon nga yéene wu jiite làmb ji mais foofu noonu dama la mosul dégg nga def genre discours ci drapeau chef de l'état boo nekkoon tey président CNG wala président fédération naka nga ko nar a doxalee bari nga organisation la Keba Kanté nar a doxal ci loolu noonu loolu doonu ma ko dégg ci say discours mi ngi waaj a ñëw am nañu jafe-jafe hôtel foofu noonu ca Diourbel tey boo nekkoon tey ki nga xamante ne yaa jiite làmb ban méthode nga nar a teg ci li nga xamante ne moom mooy drapeau chef de l'État. waaw tout d'abord maa ngi ñaanal équipe bu Fatick bi yàlla na ko yàlla may ndam ci drapeau chef de l'État bi di encourager tey ñoom Doudou Sané ak ñi fa nekk ñëpp. di wax aussi autorité Fatick yi ne leen équipe bi manqué na moyen su ma waxee nag je suis très mal placé pour wax ci parce que suñu waxee ñu ne day wax pour waxi contre mais wax dëgg neex yàlla équipe u dëkk soxla na taxawu beneen bi si topp mooy man dama jàpp ne ni ñuy organiser drapeau bi délai yi dafa bref maanaam niñ koy préparer délai yi bref ndax tey ministère des sports ak CNG ñoom ñooy mettre en place
moyens logistiques yi nga xamante ni moom mooy tax ñuy organiser mais est-ce que au préalable saytu nañ dëkk biñ koy defee yi fa nekk ak li nga xamante ni moom la ñuy soxla est-ce que am na fa et en même temps est-ce que saytu nañ aux alentours si dëkk yooyu parce que tey su Diourbel manqué yaakaar naa hôtel Bambey war naa mën a am su Bambey amee fa Mbacké war naa mën a am te donc loolu yëpp ci organisation la bokk ndax tey da ngay gis si football ne ñii dañuy nekk dëkk bi dal ci dëkk bële suñu waree football yi déplacé wu dem et je pense que ni loolu yëpp waxtaan la ak vision man nag dañuy wax ne gérer c'est prévoir su fekkee ne nag ñoom dem nañ ba am problème mu hôtel c'est parce que ni ñuy gérer mais moo baaxul di wax le président Bira mu fexe ba li leen dal ren su dee déwén ñoom ñoo fi nekk mu bañ leen a dal ñoo ngi koy encourager moom parce que tey je pense que ni li làmb doon jooy ci Alioune Sarr xaw na dañ ci moom muy day déglu te day jokkoo te yaakaar naa ni su continuer ci noonu mën na doxal làmb ji gën a jëm kanam. budget bi mu ngi tolloog 77 millions 14 régions di participer ci drapeau chef de l'État budget bi 77 millions man personnellement dama ne woon dama ko xeeb ñëw ak sama question mosuñu la dégg say discours ngay wax ci drapeau chef de l'État budget bi fi mu toll sax nan nga ko gis. waaw xam nga budget ça dépend si ni ñu koy élaborer ak si disposition yi ñu ngi koy tegee ndax tey jàpp naa ni nit ku nekk li nga am ngay duggee marché tey jii su fekkee ne sa dépense daa toll ci 5000 togg 5000 francs ngay togg donc loolu je pense que ni du ma ci appesantir du ma ci sori ndax xaw ma état lan la yéene parce que du ñàkk mën yéene la ministère des sports lan la yéene làmb ba dégager budget bu toll noonu ñu xeeb ko wala ñu naw budget bi je pense que ni problème mu nan nañ koy utiliser la. mais li ma lay laaj li logique est-ce que logique ne drapeau chef de l'État 14 régions Sénégal yëpp di participer budget bi di nekk 77 millions. li gën a ñàkk logique mooy avant sax loolu drapeau chef de l'État avant muy am dëkk yi dañoo war a am li nga xamante ni tey mooy moyens yu ñuy amee équipe yu wóor foofu la problème bi njëkk a nekk CRG yi nekk ci dëkk yi. tey su fekkoon ne état jël na responsabilité bi ma doon wax ak politique de développement bi mu wax ne moom la bëggal làmb su ko defoon yaakaar naa ni drapeau chef de l'État àgg na 200 wala 300 millions. ñi ñu si yërëm nag mooy ñi nga xamante ni ñu ngi ciy compétir bay bëgg a dee lan nañ ciy jëlee seen waa dëkk lan nañ leen defal ak tey jii ñoom suñu fa jógee ban apport la leen amal ana champion yu ko fi jël yëpp amul suivi kon donc je pense que ni fi mu toll nii ñoom dañ koy organiser pour organiser ko rek. moo ngi mel ne rek chaque année tour de famille rek nit ñi di organiser tour de famille dañ ko war a organiser ko mais amul benn aboutissement ba nga xamante ni amal na ko pour le moment lutteurs yi fay jógee loolu nag daf leen war a jàngal dafa war a jàngal waa làmb ne organiser làmb du ñëw feetu benn bés rek dem ñibbi comme li ma la waxoon keroog si émission bi làmb fi mu toll nii dañu ne facteur de développement la du facteur de développement facteur de divertissement lañ ko def pour le moment parce que amalul njëriñ la plupart des personnes yi fay ñëw ñenn daal la amal njëriñ mooy amateur bi ñëw dagg bi yem pour seetaan xolam sedd mais mbër ma su fa jógee muy mbër yu ndaw yi si ay tolof la ñuy nekk manager yi sax bon peut-être ñoom dinañ si xaw a gis seen bopp mais la plupart ñiy wër làmb ba fii ñu toll ni làmb du leen amal njëriñ que ça soit les entraîneurs ak ñu bëri ñuy wër autouru làmb léegi nag loolu politique la politique bi ko état tegal ak fi làmb tollagum état pour le moment foofu moo doyagul làmb encore une fois il faut que CNG état taxawu ko mu am budget CNG tant que amul budget ba nga xamante ni dina mën a créer des réformes ya nga xamante ni dina mën a dimbali acteuru làmb yi dañuy sonn rek si lii la ñuy nekk rek mooy maanaam mu mel ne luñ ñuy sarax rek pour ñu di ko def suñ ko defee ba pare suñ si jógee mbër bu nekk dem delluwaat say activité am na ñu fi bëri ay drapeau chef de l'État jógee noonu am fa ay tolof ba léegi tey làmb taxawu leen au nom de quoi parce que dëkk yi ñuy représenté amuñu moyens yi leen jàppale benn autorités yi dese nañoo gëm équipe région yi bi mujj nag mooy état tey ñiy jël drapeau chef de l'État waroon nañ si jëlee la nga xamante ni ëllëg ci biir ñeneen ñi siy dugg tey suñ siy dugg dinañ si dugg ak xel mu dal mais pour le moment titre la si nit ñi di wut jël naa drapeau de chef de l'État après suñ demee ba drapeau chef de l'État mel ne
drapeau Kéba Kanté wala drapeau Lamine wala drapeau Wuli te lu rëy la war a doon dafa laaj organisation dafa laaj tey mu am travail bu sérieux ba nga xamante ni dañ koy def au niveau de la base CRG yi il faut que ñu mettre en place tey des commissions yuy organiser des tournois xam yan mbër ñooy demi drapeau chef de l'État xam équipe yi tey warta yem sax si lutte simple kese drapeau chef de l'État war na àgg si lutte avec frappe drapeau chef de l'État war na àgg si lutte olympique kon encore une fois politique bi état teg pour làmb baaxut et suñ koy wax nit ñi dañuy jàpp ne dañuy wax pour plaire non dañ koy wax parce que looloo am si li ñu gis làmb fi mu toll nii dañuy divertir jeunesse bi te làmb waratul toll foofu làmb dafa war a dem pour amal njëriñ askan bi amal njëriñ làmb. macha allah loolu am na solo Fatick yaa ko wax sànq nga ne yaa ngi leen di ñaanal ci ñaan rek ngay yem ñaax nga autorité yi pour ñu jàppale leen ndax Kéba tamit dugal na loxoom ci équipe bu Fatick bi. dugal naa si sama loxo te dinaa déplacé wu incha allah dem seeti leen encouragé leen parce que tey man maa ngi jëm ci assemblée générale. ba nga xamante ni école de lutte yu Fatick yëpp ak école de lutte yu bari dañoo booloo doon benn muy les ressortissants de Fatick. am lu ngeen di waajal le kañ la 14 mai. waaw le 14 mai bi ñu tànnal ma seen bopp ñëw ne ma pour dañoo bëgg man may jiite leen nekkul nag jiite ga nga xamante ni dama leen bëgg a jiite pour ànd ak ñoom di wër di dem rek dama bëgg vision bi ma doon wax tey si CNG. ma njëkk koo wane tey si école de lutte bi nga xamante ni ñoom ñoo ma tabb pour may jiite leen di si woo waa ARELS di si woo acteuru làmb yëpp. mosoo ko woon jiite écurie Fatick. si ay jamono diggante 2010 ba 2012 après ay waxu politique commencé si dugg ma préféré retiré wu mais nag bii dama rencontré tey commune Fatick yëpp région de Fatick rencontré ancien gloire yi fa nekk. si ñi ma mën a gisagum rencontré tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore woon làmb Fatick démb di profiter si occasion bi pour di si woo ay ñoom Eli Bicol xam naa ni ay ñoom Fatama ñoo ngi à l'extérieur mais seen xalaat soxla nañ si di ci woo ñoom Paul Maurice moom sax déjà moo ngi si ñoom Mama Diène ñoo ngi si woo daal ak Mame Kor Miniad ñoo ngi ciy woo daal lutteurs yi nga xamante ni ñoo nekkoon Fatick démb ñoom Bato Sénégal ñoom ñëpp pour ñu def retour à la base ñëw encadrer xale yi comme li ma wax waa Fatick rek dëkk yu bëri am nañ roi des arènes ñun ñoo jotagul suñu cër te incha allahu am nañ yaakaar ne suñu liggéeyee si kanam tuuti war nañoo mën a gàddu roi des arènes yóbbu ko Fatick te si tànk yooyu nañ nekk ñoo ngi ñaan yàlla goos yi nga xamante ni tey ñoo ngi ci biir département bi di def lu am solo si làmb yàlla yombal suñu diggante ñun ak ñoom ba ñu mën leen a préparation ba nga xam ne suñu ñëwee làmb Dakar ub ko. ok loolu dinañ ci gën a yaatal incha allahu rabbi le 14 août la am na nu muy demee sax. bu fekkee Antoine mën nañ ñëw def ko direct incha allahu rabi ci luttetv.com loolu le 14 la incha allah samedi lay tombeel. samedi lay tombeel te loolu lañ bëgg incha allah. léegi nag loo xamante ne ci tolluwaayu làmb la actualité la ci làmb muy combat Modou Lo ak Ama Baldé ku ne xam na ne blessure amoon na am na lu ñu bindaloon Modou Lo kayit boo xamante ne maanaam certificat médical bu def 2 mois bi mu jeexee gis nañ Brassens def na benn sortie di wax ni Ama Baldé libre na. combat bi su fekkee Ama Baldé jël na beneen combat peut-être mën na yàqu combat bi su amul échec gu kan la. bon ndax échec bi am sax. déjà combat bi su naree yàqu déjà échec la si promoteur bi parce que bi mu koy taxawal coow lu bëri daf see toppoon ñu naan dina ko tëgg mënu ko tëgg ñu jógewaat noonu dina nekk échec si Modou Lo nga xamante ni mooy première sorteem man bi làmb ji bëree coow. man personnellement woo naa ko ne ko Modou bu su korité nañ nekk te Modou Lo jaralu ma wax lu dul dëgg woo naa ko ne ko Modou làmb ji est-ce que gars yi doo leen dem seeti leneen mu ne ma man dama bëgg a bëre combat bi wallahi lazim dama combat bi dama ko bëgg a bëre te dama koy bëre incha allah kon donc moment bi mu blessé kon donc jàpp naa ni ñi siy wax yëpp peut-être man lim ma wax laa mën a xam te xam naa ko nitu dëgg la kon jàpp naa ni est-ce que amul beneen problème bu nekk ci biir ba nga xamante ni muy côté promoteur bi wala côté ñaari encadrement lutteurs yi est-ce que amul lu ne si biir lu ñu waxul mais daal jàpp naa ni Modou bëgg na bëre jàpp naa ni Ama aussi bëgg na bëre mais jàpp naa ni làmb ji liñ ko reporté pour des raisons X dafa bëri dem na ba indi détachement te dem na ba indi complication
léegi nag à voir ba xam tey CNG day xool nu muy waxtaanee ak association des promoteurs xool nu muy waxtaanee ak Luc Nicolas xool nu muy waxtaanee ak ñaari camp yi parce que man si loolu laa leen di woo ndax làmb ji warul yàqu tey muy Pa Abdou Fall muy Fallou Ndiaye muy Assane Ndiaye ak association promoteurs yi ñoom jëy seen ñoo ñëpp nañ daje dem gis ak Luc Nicolas waxtaan ak moom gis ñaari mbër yi waxtaan ak ñoom xool lu ñuy tëggaat nu ñuy tëggee làmb ji dans les plus brefs délais ñoom ñaar ñu bëre ko si jàmm ak salaam ku nekk dem continuer ji say. sorti président bi teelu sorti bi Bira Sène. waaw bon je pense que ni peut-être il a ses raisons parce que bon quoi qu'on puisse dire moom peut-être dossier li mu ci maîtriser parce que làmb jooju dafa bëri coow amoon na ay coow si ginnaaw ba ay affaire justice di si am ay détails ya nga xamante ni bon jarut tudd loolu ñoom la seen biir yàlla na ko yàlla réglé mais je pense que ni dafa nekk làmb ja nga xamante ni nañ ko gérer moo baaxut parce que déjà promotion bi desoon na ci combat bi est-ce que réellement ñoom décidé woon nañ tëgg làmb ji loolu point d'interrogation la est-ce que amoon nañ moyen wu tëgg làmb ji loolu tamitam leneen la mais Luc Nicolas bon maa ngi koy nuyu au passage vu que moom dafa nekk nit ka nga xamante ni si carrière organisation làmbam yëpp soo xoolee ku néew ay kàddu la peut-être que ni am na ci ay plan parce que déggoon nañ ci ay organisation signature contrat mu dem ba échoué kon donc loolu yëpp il faut tey association des promoteurs ak Luc Nicolas ak tey ñi nga xamante ni ñoo seq làmb ñoom ñoo war a toog daje waxtaan joxante loxo waxtaan fexe nu làmb ji amee mais su ñii di gas ñii di suul yaakaar naa ni combat boobu combat la ba nga xamante ni tey dafa war a réconcilier làmb tey su ma nekkoon conseiller président dinaa ko conseiller ne ko làmb jooju na ci dugal loxom mu nekk une fête nationale ñoo xam 4 avril lañ koy def ñoo xam 25 décembre ñoo xam le 1er janvier mais daal dina nekk une fête nationale ñaari mbër yi mën a bëre à l'aise ñibbi à l'aise yaa ngi dégg ku ci war a am ndam am ci ndam. léegi am na loo xamante ne mënu ma la ko bañ a laaj tamit ndax ku ne xam na ni yow yaa yor Jokal nga gis ne instant bi coow am na ndax gis nañ Jamaïcain tëggoon combat am ak Keweul gis nañ Keweul jël beneen avance ci biir loolu nag dégg nañ ci ay coow que ni yow da nga waxoon ak Assane Ndiaye ba déggoo ak moom pour mu tëgg Jokal à la fin nga retourné jox Jokal ki nga xamante ne moom moo di Jamaïcain yan leeral nga mën a ànd ci loolu noonu. waaw xam nga jàmbeeg pexeem yàlla ak dogalam Assane Ndiaye gisante nañ ma ak moom waxtaan parce que c'était pas la première fois muy tëgg Jokal waxtaan nañ ci kaddu ñu joxante kaddu ma ak moom biñ joxante kaddu ma ak moom yàlla mi dara tawul def le lendemain le surlendemain sama maam daanu feebar ba yàlla jël ko yaakaar naa ni jour bi ko yàlla di jël ma ak yow def nañ émission le matin ñu denc ko alxames ma ñibbi si Dakar lundi ni leen fii ak 40 jours ba dëy bi passé du ma wax ci làmb du ma ci duggugum ñu observé dëy bi si sama ginnaaw Jokal déggante ak Jamaïcain voyager waxante ak moom ma taal sama oto dem ba ci Assane Ndiaye ne ko mbër mi nag mooy bëri te am na si lu mu jógee la nga xamante ni bëri woon na ay coow ginnaaw man maay kilifaam waaye du man kese maa ko yor déggante na ak Jamaïcain jël na avance su Jamaïcain moom waxul woon ak yow man maa wax ak yow yaakaar naa ni waxtaan nañu ma ak Assane mais bi ma xëyee suba teel dégg ne Assane dem na di joxe ji avance Keweul ñu laaj ko mu ne man lay xeexal kon donc man tooñ na ma. dana yow lay xeexal Assane moo wax non si li ma dégg mais nag dama jàpp ne peut-être foofu xelu xale moo ko jàpp rek ndax yaakaar naa ni seq nañu jàmm ak moom te jomm naa jox nit engagement te duma ko respecté mais xam nga doomu aadama dafa am la nga xam ne daf ñu tënk muy tey jii ñun dafa am lu fort ci ñun muy wayjur te kii dëddu woon ci man weesu na wayjur ci man Jokal aussi boobu su signé woon ak Assane mooy nekk 19e combat am kon nekkatul ku bees ci làmb il est assez majeur et vacciné dama jàppoon rek ni coow yooyu yëpp jaru ko woon Jamaïcain déggante na ak waa Keweul joxe na avance am déggante na ak Jokal joxe na avance am Assane
warul woon xëyaat 2 jours 3 jours dem di joxe avance li tax nag mu def ko peut-être moom moo xam peut-être que ni ay plan am si Kéweul la nekkoon mais jàpp naa ni Kéweul war na avantage yu Kéweul la parce que turam jugaat na ci avantage yu Kéweul la ndax dina ci bëre ñaari combat et Assane su amee date tëgg ko su paree Jokal bëre ak moom loolu amu ci benn problème parce que tey Tidiane Faye mi muy bëreel bëre na ak Jokal kon donc ñoom ay adversaire légitime nañ ñoom ñëpp et lamb aussi tollootul fa nga xamante ni détails yooyu da ci dugg. mais lan nga mën a wax ak Assane Ndiaye ba déggoo ba pare Jokal mi nga xamante ni ci say waaw yow ak ñi nga seqal liggéey bi lay dox ba pare dem di jëli benn avance. waaw mais xam nga loolu day am sax nit da ngay dem wax ak jigéen pour takk ko ba ngeen déggoo ba pare leneen dox si diggante bi keneen takk ko xam nga aussi nit ñi il faut que ñuy gëm tuuti yàlla ndax yaakaar naa ne Assane su dul làmb sax seq nañu jàmm waroon na seet si man li ma déplacé wu ñëw ba ci moom man maa déplacé wu ñëw ba ci moom expliquer ko situation bi parce que aussi sama maam du génn àdduna may ne fii di tal ay làmb si semaine yooyu et si semaine yooyu la yëpp xewe Jokal aussi magum jëmm la Jokal bi muy bëre ak Feu Rouge Assane Ndiaye dafa wax ak moom ba déggoo Assane Ndiaye da ko woo téléphone wax ak moom Jokal ñëw si ñun ne jël leen avance bi te ñun d'accord guñu woon kon donc tey loolu moo répété wu ci kenn beneen promoteur rek il est assez majeur et vacciné magum jëmm la ka nga xamante ni làq na 30 ans yore jabar yore ay doom mais am na Jokal aussi nit la dafa am droit jël ay décision am et man bi ma wooyee ne ma grand wax na ak Jamaïcain man mbër laa avance bi jël leen ko mënuma leneen lu dul man mi wax ak Assane yaa ngi dégg man may dellu si Assane ne ko Assane kat maa waxoon ak yow sama kàddu dañ na parce que nit laa yàlla rek moo mën di wax te du dañ mais man nit laa mën naa bëgg dara sama bëgg-bëgg nes yi yàlla bañ koo mëtal teewut aussi sama responsabilité fi mu nekkoon mooy ma dem gis Assane ne ko su échec di am si kàddu yi ci man la jógee mais loolu warul influer si ay relation am ak Jamaïcain wala ñeneen ba muy dem di xëccoo di tëgg Kéweul maa ngi koy nuyu au passage di ko wax ne ko làmb ñun ñëpp ñoo ko bokk tëgg na fi Jokal contre Rambo waxaaleem ak amul woon sax 10 minutes ak man à l'espace de 15 jours Jokal bëreel ko tëgg na fi Jokal ak Feu Rouge làmb ju bëri woon coow Jokal dem bëri si yàlla def ko ci may ko ci defet yaa ngi dégg mu continuer encore seq ak ñun làmb seq ak ñun jàmm seq ak ñun salaam kon donc jàpp naa ni ñàkk a waxtaan rek a am man dem naa sax ba conseiller Jamaïcain ne ko wala Assane yéen ñaar ngeen def coproduction téye na Kéweul téye nga Jokal ngeen boole ko tëgg ko mais avantage yu làmb la man pour man jarut débat jarut coow jarut xuloo jarut sax yoon Jamaïcain su fekkee ne moom may seetaan su waxee dëgg te yàlla tax bi mu nee day déposer plainte bokk naa si ñi ne ko pare naa pour dox si médiation pour Jokal bëree ak beneen adversaire pare woon naa pour ñu jëndal Jokal bi mu ñëw toog waxtaan ak ñoom bëreel beneen adversaire mais si diggante bi am na promoteur bu mag pour bañ a tudd tur woo na Jokal woo na ma waxtaan ak man jaar ko ci manager bu mag déggante ak moom pour mu bëreel ko Kaolack ma yëkkat sama téléphone woo Jamaïcain ne ko wax dëgg neex yàlla cachet bi ñu fay goos bi nangam la te diggante bii ak bee la ko war a bëre est-ce que jox nga ko permission Jamaïcain ne ma mën naa bëre su bëree ba pare bëreel ma ut kon donc loolu yëpp si cadre waxtaan la làmb il faut que ñuy comprendre te promoteurs yi ni ñuy amee date tey keneen soxla seen date ñëw jël ko ci ñoom war nañ ko gën a yombal tamitam ci cadre mbër yi parce que tey Jokal Kéweul làmb la mais du événement que ñoom ñaar ku mën a tëgg Jokal ku mën a tëgg Kéweul l'essentiel mooy amateurs yi suñu arbitre génnee seen diggante ñoom ñaar amateurs yi kontaan mais jarut xëccoo jarut xeex di lancer appel Jamaïcain di lancer appel Assane Ndiaye ne leen lii làmb la rek tey Assane mën naa tëgg Jokal suba Jamaïcain mën na ko tëgg parce que ñi bokk ñi teen ñooy laxasooy goj su fekkee ne nag peut-être sama kaddu gi nga xamante ni moom laa waxante woon ak moom yàllaa def mu dañ maa ngi ko ci jéggalu
di si jéggalu amateur yëpp di leen wax ne su doon sama sago Jokal bëre rek la am que muy Assane Ndiaye que muy Fallou Ndiaye que muy Jamaïcain que muy Luc Nicolas wala Gaston Meng avantage am si bëre la nekk te ku ko yàlla nag booleel lay bëreel yàlla dogal na ni peut-être ba fii ñu toll nii jàpp naa ni Jamaïcain moo koy tëgg parce que dafa signante ak moom contrat yaa ngi dégg yàlla na si yàlla àggaleeg jàmm su si jógee nag Assane Ndiaye man waxante woon nañ su ko neexee suñu jógaatee si lii mu ñëw xoolal Jokal beneen adversaire Jokal bëreel ko ni Kéwal di bëreelee Jamaïcain Jokal tamit bëreel ko loolu du yàqul dara. ana Jokal. dafa voyagé. yaa uti ji doole wala dafa dem business. non dafa wuti doole. Kéwal it jar na liggéey moom ba dee. waaw mais moom Jokal Issa Pouye la waroon bëreel sax. Kéwal day xeex de am résistance. waaw mais yooyu yëpp làmb la rek combat bi moom du mu ci communiquer damay noppi rek waaw. ba bés ba. ba bés ba daal laa ci wax di nuyu Kéwal aussi moom mbër bu yaru la xam nga di nuyu aussi waa Bawal ak kii Bada Jonn parce que waxtaan nañ ci maak moom lu yaatu mu nekk nit ka nga xamante ni vraiment moom ci doon waa sportif la nee na amut solo mën nañoo bëree mën na bëreel kii tey suba mu bëreel kële waaw Assane Ndiaye aussi su bëggee su ñëwee ñu toog maak moom juboo parce que fi mu toll nii moom dañuy guerre waaw mais su ñëwee ñu juboo Jokal bëreel ko déwén ibil ko saison bi mu wuti beneen adversaire loolu yàqul dara au contraire avantage yu Jokal la rek waaw. kontaan naa ci yow lay tàggatoo. bon maa ngi baaluwaat ak sénégalais yi parce que aussi ñun des fois si suñuy kaddu mën nañu offensé wala ñu wax nit la nga xamante ni da koy blessé wala mu blessé ay mbokkam surtout dañuy toll ci ay moments yi nga xamante ni ñi ñuy jëflanteel di weccanteeg ñoom pas kaddu sax mais di jël suñu xalaat di ko def si seen liggéey dañoo am njaboot am ay doom am ay soxna am ay wayjur des fois mën nañoo leen critiquer mu àgg si ñooñu mu nekk lu leen naqari ñu ngi si jéggalu bu baax a baax di jéggalu aussi waa làmb parce que tey peut-être mën nañoo doxee na nga xamante ni arrangé wul ñenn ñi ñun ñu topp si suñu intérêt wala suñu intérêt mbër ba teg leen si lu leen naqari ñu ngi si jéggalu bu baax a baax di wax waa Fatick région de Fatick ressortissant de Fatick ne leen lii di ñëw seen yëf la dama bëgg ñu ànd ci mànkoo ci booloo ci doon benn ñuy fexe ba fu combat amee ñuy déplacé wu en masse ñëw di supporter seen mbër parce que Fatick mënta am lu gën a rëy Doudou Sané Fatick mënta am lu gën a rëy ordinateur Fatick mënta am lu gën a rëy Jokal. waaw yow ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane incha allah Mama Lamine le 22 mai. yow Garga 2 bis boo ma caxabalee boobu ngay ñàkk say tànk dootoo bëri. en direct seen affiche point com di wax fan si yëpp nan dem si affiche point com jënd ko ti seetaan nga foofu. le 22 seen affiche point com lay daw na ko gaa yëpp xaar wasalaam.